ñaan suñu borom xaari ko aljanna teg loxoom ci njaboot gi. Pencoo gi ak RFM tey wàllu njàng mi la ñuy waxtaanee mbokk yi ak tolluwaay li ak coow li nga xam ne jibaat na ci jàngalekat yi jàpp ne nguur gi la mu waxoon daa def leneen waral ñoom it ñu daal di génnewaat li nga xamante mooy matuwaay yi ngir delloo buum ca boy boy ga ak ñun ci jokkoo bi secrétaire général bu CUSEMS Abdoulaye Ndoye monsieur Ndoye ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar Alaaji Assane di la nuyu. jërëjëf. di nuyu waa RFM waa groupe GFM yëpp. merci beaucoup di leen jàll ci dëj bi ngeen am di jàll waa Sénégal ñëpp ñoo xam ne wàññeeku nañu. diggante gi. jërëjëf jërëjëf suñu borom ñu jiitu ñu leen di fekk yëpp yal na leen yàlla yërëm jéggal leen. te teeru leen ci àdduna yi gën a kawe. amin amin yaa rabbi Abdoulaye Ndoye njàng mi ak jubóo gi amoon seen digg ak nguur gi ginnaaw si li xew démb yaakaar amoon na moo ne de lan moo xew. waaw yaakaar amoon na waaye yaakaar gi dafa mujjee tax. parce que bi ñu signé accord yi maanaam ci wolof. xaatim bataaxal. nguur gi ci boppam. parce que ñun lu ñu waxoon nguur gi waxuñu ko mu jox ñu lu kenn amul waxuñu ko mu jox ñu lu ñu joxul kenn. dañ ko ne comme yéen nguur gi yéen a gisal seen bopp ne payooru Sénégal yamale amut tubaab ne ko un système indemnitaire inadéquat inéquitable. may ndàmpaay luñ ko joxee tegul ci yoon tegul ci dëgg. ngeen ne salaire yi nu mu wutee dafa jiggi dayo ngeen ne lëndëm moo am ci payoor yi ñun waxuñu ko yéen nguur gi yéen a jël cabinet MGP Afrique mu def jàngat bi wane loolu résultat yooyu ngeen ne di ngeen fexe ni ngeen ko jubbantee le président de la république àddu ci wax ci ñun nag loolu la ñuy xaar moo waraloon suñu grève bu metti bi parce que dañ ne jàngalekat yi dañu yàgg nekk ci coono nekk ci système boo xam ne lu ko lal mooy injustice ak iniquité léegi nag bu ñu toogee waxtaan nguur gi ne gaa li ngeen wax dëgg la waaye nag ñun lii lañ loo xam ne la nguur gi mën te dina ko def app bi jotee ñu ne ñun d'accord ñu waxtaan mu metti woon lool bi ñu demee dañuy defal seeni proposition ñu ne comme ñun ay ndaw lañu dañoo yónni dañuy dellu ci ñoo xam ne ñoo ñu yónni ñu ne leen nguur gi de lu ñu waxante woon mooy yamale bi mooy système de rémunération ñu corriger inéquité injustice bi mooy ñàkk yamale bi. ñoom de nee nañu lii la ñu mën a joxe. bi ñu waxtaanee suñu biir def ay kuréel ñu ne comme joxe nañu lii ñun tamit nañu dakkal grève bi. dellu ci classe yi jàngale. lépp lu ñu jàppoon ñu teg ko ci suuf lu ñu neex ak lu ñu naqari yépp ñu denc ko parce que réew mi ñoo ko bokk. ñun ay patriotes nañu du ñu ay chinois du ñu ay coréens ay sénégalais lañu. dara taxul ñu jóg dañu bëgg njàng bi ñoŋ. parce que sëñ Assane ma lay fàttali nii. wax nañ ko président de la république dañ ko ne boo demee réew yu mag yi muy Allemagne muy Japon muy Finlande jàngalekat yi dañ leen seen payoor dafa baax. parce que ñun lu ñu constaté tey. président wax na ko nee na dafa bëgg a fexe matière scientifique yi ñu développé ko mais boo gisee tey ñu bëri professeur mathématique yi ñu ngi bàyyi njàngale mi di dem ci yeneen service yoo xam ne condition liggéey yi ak payoor yi moo gën ñu ne président nag loolu buñ ko continuer danañ dem jamono joo xam ne dañ bëgg jàngalekat duñ ko am te tey déficit bi am na léegi nag nguur gi ne waaw bu ñëw jàngalekat waxee ñu dellu si ne nguur gi léegi li ngeen wax jàngalekat yi nangu nañ ko ñu ne nag lu ñu leen di jox yokk ko seen payoor lépp loo xam ne impôt la ñun luñ ci moom nguur gi jël na ko maanaam yow Assane Gueye bu dee dañ lay tegal junni sa payoor jël nañu ñaar téeméer yi wala juróomi téeméer yi mu impôt lépp jël nañ ko juróomi téeméer yi ñu lay tegal ne dara du ci jënd tubaab ne ko net d'impôt ñu génnee tableau bi publier ko ñëpp gis ko ñu def ko ci journaux yi waaw ñu ne jàngalekat seen bopp man maa ngi jóge biir Kaolack maa ngi jóge Kaffrine jóge Kébémer ñu ngi waajal yeneen tournée mais fu ñu dem ñu ne ñu SDE yi ma ne waaw mbaa lii dal na seen xel ma ne leen déet dal na suñu xel ndax nguur gi mënu ko jël engagement ci kanamu góor ñi toog ministre des finances toog ministre de l'éducation toog ministre de la fonction publique toog enseignement professionnel au conseil du dialogue social, association parents d'élèves, coalition EPT,
éducation pour tous. le ci def syndicat les plus représentatifs conseiller président de la République. en éducation ñëpp toog. journaliste yi toog ñu seede. ba pare président wax ko conseil des ministres ma ne leen non am naa yaakaar. ñu gis tam beneen constat maa ngi jógee Kaolack ay Kër Bakane Ndofane Ndiaffate lycée Valdiodio fu ne dem nañ fa jàngalekat yi delluwaat di jàngale di def ay cours de rattrapage di def ay cours samedi dimanche mercredi. bi ma ñëwee ma ne leen suñu xol sedd na. parce que ñun tamit boo leen ñu jiitalee ñu ne leen bàyyi leen ngeen bàyyi. ngeen delluwaat di jàngale xale yi seen xel dal. nit ñi fàtte woon nañu mbiru grève. très bien léegi Ablaye leer na waroo dafa am ci la ngeen waxante woon léegi dañu am ci ligne bi. Assane ma préciser ko waroo amul ñun lu ñu war a def lépp lu ñu jëloon engagement. donc nguur gi moo respecté wul engagement. voilà léegi may ma jël madame Innocence Ntap Ndiaye bu garder la ligne mooy présidente bu conseil dialogue social te woon ca ndaje ma ndax man bu ma leen dégloo démb dama ne mais xanaa ndaje mi amul woon ay seede benn ak it lu waral mu demee ni ci mujjantal madame la présidente maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Alaaji Assane. jërëjëf lan li Ablaye Ndoye wax par exemple est-ce que mën nga dëggal ne effectivement nguur gi ñoom dogoo woon nañ ci def lii ci mujjantal bu fekkee ni leneen am na ça veut dire que am na ku def safaanoog la mu waxoon. waaw damay dellu ñëwaat la nuyu technicien RFM yi. jërëjëf. di leen di sant ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. di nuyu Ablaye Ndoye secrétaire général. di ko nuyu bu baax parce que li muy wax nii. barke démb moom woo na ma bi ma woowee daf ma ne sax wax ma la xarit mais ne ma sax man gàddu ma wax sax parce que bu ma waxee dinañ naan Ablaye Ndoye dafa delloowaat kuy si ko gox koy ba ma ne ko da ngeen di ànd ak daal. le temps ñun tamit ñu xool parce que mbir mi. nekkatul sax ay waxtaan wala yooyu. ndax am na lu ñu tënk def ko ci protocole comme nu mu ko waxee. nit ñi ñu xaatim ko. donc ils ont raison ci li ñu wax ñoom ba fii xam nga àtte bi dafa bëgg day leer waaw. lii am mooy. négocier nañu. oui. bi ñu négocier ñu tënk ñu wax défiscalisation. indemnité de logement. maanaam dindi l'impôt bi ci ndàmpaayu dëkkuwaay bi. ci dëkkuwaay bi loolu. ministre des finances loolu déggal na ko. ñoom ci seen bopp maa ngi fàttaliku bu baax comme tey la comme démb nii ñu laajte lan mooy net ministre bi aussi tontu leen ci. mais ku am naka finance ni muy doxee ak ñoom seen payoor yi ni ñu koy traité man damay màndu du ma teel a wax. parce que ñoom xam nañ ne am na ay logiciel yoo xam ne ñooy gérer seen ay traitement ñoom xam nañ ko teel nañ am information bi. parce que balaa moom Abdou Fati nga xam ne secrétaire général tamit syndicat la. mu ngi siégé au conseil alerté na ma. bi ma ko waxee tamit daf ma ne amul lu ko wóor mais ñoom ñu ngi def ay investigation donc man bu ma sañoon. dama leen di wax ñu taxirlu. ñun tamit ñu def ay investigation man démb ba tey ci guddi maa ngi ci dossier bi pour xam rapproché wu ak finance pour xam exactement ce qui s'est passé. Et est-ce qu'ils ont besoin ñoom d'être saisis comme waxoon nañu ba juboo ak enseignants yi di ay kilifa nag parce que c'est pas n'importe qui moo si ñoom ñoo nu jiite ñooy kilifa yi est-ce qu'ils avaient besoin d'être saisis est-ce que bi problème bi amee bu dee problème technique la wala nangam ils ne nous doivent pas des explications. waaw mais loolu la mais est-ce que ñoom tamit xaar nañ ñu expliquer leen parce que xam nga ba léegi kenn toogul ak kenn. wax ji dañ ko dégg rek ñun ñi on a été informé man Abdou Fati wax na ma SG Abdoulaye Ndoye wax na ma. ministre des finances ñoom seen bopp saisir nañ ay services finance. parce que ñoom tamit nar nañu wax loolu dem nañ finance def nañ ay pexe pour am ay information man loolu man yëg naa ko. mais ñi nga xam ne ñoo teewoon ci jotaay bi. ba tey amuñu leen leer ci traitement yi nga xam ne moom la ñu def ci salaire parce que président dafa ne fin mai. fin du mois de mai mais ku xam état nu muy doxee ak fonction publique. ñoom le 10 déjà émission yi ñu ngi koy def. donc ñoom nan nañu mën a am information exacte. mais
def plan d'action bi. man foofu laay waxee. ok. foofu laay waxee ñu relativiser. bañ a def action ba ñu am information loolu c'est une question de jour. très bien Ablaye Ndoye est-ce que question de jour. Ablaye. est-ce que ni ko madame la présidente waxee comme ñoom indi luñu ay leeral yéen ngeen saisir leen au plus haut niveau. may ma nuyu madame le président du Haut Conseil du dialogue social. di ko jox këram di ko jox wàccuwaayam. di nuyu waa service am yëpp. li mu wax dëgg la parce que ñun pour wax nitu jàmm lañu ñun syndicat yi xam nga dañu foog syndicat yi xeex rek la ñuy def. parce que Assane bi ñu signé protocole bi dëggal na ko man dama leen ne lu ñu wóorul duñ ci wax. parce que ñun tamit ay nit jàngalekat yi ay kilifa lañu. ci biir am na ay imam ratib. am na ñun rek ngay gis ci kanam ñun ñoo gën a néew li xam-xam ci kanam. mais façon borom kilifa gu ne am na ci biir jàngalekat léegi nag loolu bu amee dañoo toog déglu dal gi muy wax jàngalekat yi dañ ko wane. ndax bi ñu signé ba tey kenn dégguñu ci dara. ñaareel bi mooy yëglu nañu parce que woo naa ko mais balaa ma koy woo moom dama woo ministre de l'éducation Mamadou Talla ma ne ko. coow commencé na te du coow bëree dëgg réer ma ne ko te comme yow yaa ngay mbilli gi yaa yore éducation lu am feneen ci yow lay ñëw. na nga jóg xool mbir mi mu am mu tëggee mi ne ma maa ngi dem dinaa wootee finance pour xam lu xew yemuma foofu. ma woo madame le président du Haut Conseil du dialogue social ma ne ko madame yi teewee nga woon. ci seedee nga bokk. mbir mi coow li bëri na te nag nit du xaar ba mbir mi yàqu ngay jóg naan da nga koy faj. jóg leen ci teel fagaru moo gën faju. yemuma foofu ma woo directeur général du budget parce que ministre des finances laa bëggoon jot mais jot ma ne bu ma jotee directeur général du budget wax ko parce que réew mi ñoo ko bokk. signé nañu. ñun pour ñun mbir mi amul problème dinañ ko def. ok ma wax ko mi ne ma expliquer effectivement ma ne ko ñu ngi leen di déglu ngeen wax ñu lu leer. ma woo partenaires yi association parents d'élèves yi SYNAPES jot naa leen maa ngi doon dama ne woon jéem a jot aussi ñeneen yi mais ma woo leen wax leen mbir mi ne leen nag jóg leen ngeen wax ci mais wax ji daal lu ko gàttal sëñ Assane xam nga solde dañ defar de telle sorte gis nga weer yu passé yi oui le 23 bu jotee boo duggee application e-solde yow sa bopp mun nga télécharger sa bulletin dañ la koy wan nga xam lépp lu ci ne. jàngalekat yi depuis 10 jours ñun ñuy wax di ñu artu ñu ne leen def leen ndànk. waaye bi ñu télécharger e-solde génnee nu mu tuddee seen bulletin yi. mais lu ñu gis dëppoowul ak lu ñu signé ak lu ñu wax loolu looy dëgg gi mooy. lu ñu wax defuñu ko parce que loolu la aussi. te nag jàngalekat yi lii. lu leen metti mooy dañu ne nguur gi wor na leen bett na leen te ñaaw na te rafetul. parce que bu yàggee dañu naan kàddu nguur signature nguur ban njariñ la am ci réew mi parce que loolu c'est sacré. nguur bu waxee c'est la sacralité. te bi ngeen xoolee bulletin de salaire yi c'était à une grande échelle du benn ñaari jàngalekat mais ñu bari la. lu bëri c'est à grande échelle non déggoo li ma la wax. jàngalekat yi boo nekkee Kédougou boo duggee e-solde mun nga après sax dañu bloqué application bi ñoom. xam nga jàngalekat yi koo xam ne ñu bëri ñu nekk ci service bi mais jàngalekat ñoo leen formé. tey am na jàngalekat yu bëri man sama biir directoire am naa docteur en mathématiques def na finance publique def na comptabilité mooy docteur Modou Ngom. man lépp lu ma am du ma ko sax wax dama ko naan xoolal ma am nañu ay experts yu ñuy liggéey. parce que ñun aussi quand même jàngalekat du foo école du foo xam ne 4 millions de Sénégalais doo xaar ba jàngalekat lii yëpp mënoon nañ ko moytu. parce que bu ñu waxee ba jàmm ñëw. ba lépp dellu fu mu dellu woon jàngalekat yi ne maa ngi jógee Kaolack. ñu ngi tàng mais jàngalekat maa ngi leen fekk ci école yi ñu ne ma ndooy ñu ne ma xale yi suñuy doom suñuy jarbaat suñuy rakk lañu. xale yi grève nañu jeex na léegi nag lu ci def. mooy lépp li ngeen ñu wax ma ne leen daal li mu bëgg mooy jàngale leen normalement ñu ne ma guddi sax boo bëggee ñu jàngale léegi nag waxal aussi nguur gi. lu mu diggee ak ñun. waay ngir yàlla na ko respecté. mais Assane nañu wax nguur gi dëgg. très bien man interpellé tuma président de la république président Macky. wax na conseil des ministres nañu respecté accords yi. président moom la ñu fal. président na déglu jàngalekat bi. na déglu menuisier bi na la déglu yow Assane. na déglu ndooy muy wax na déglu keneen na déglu ñuy wax nekk ci dëkk bi. président il faut mu monter au créneau wax ci mbir mi parce que Assane affaire bi grève na. très bien jàngalekat waxuma grève ñun xaaruñu ñu de ñun syndicat yi. démb jàngalekat yi mënuñu jàngale dama leen woo ñu ne ma suñu ñu ne ma noonu ndooy. cawarte gars yi motivation amatuñ ko
ok merci Ablaye xam naa ni nga ko waxee. mooy lu ñu wax. jërëjëf waaw daanelee. waaw waay Assane may ma daaneel. oui xam nga loolu dëgg Assane. jàmm dañ koy suuxat. dañ koy defar. jàmm ñaara ko seq. wax nañu gor ca wax ja. gor ca wax ja nguur wax na. bind na am na ay seede. lu ñu bëgg mooy lu ñu wax nañ ko def. très bien lépp waaw sous réserve des explications du ministère des finances bien sûr jërëjëf Ablaye. lu ñu wax nañ ko def rek. voilà très bien bu dee rëq-rëq tam ñu jubbanti ko rapidement très bien merci Ndoye madame la présidente ñu ngi lay jéggalu ci taaxiru gi waaw léegi. dama bëgg a fi mu daanelee. ma wax ci tuuti. waaw. jàmm ji ñëpp ko soxla. ñëpp ko soxla ñoom syndicat yi. ndaw yi ak parents d'élèves ak nguur gi. partie prenante yëpp ñoo soxla jàmm. bi ñu signé protocole boobu ñun suñu bopp ñu ngi liggéey ci stabilité durable. kon lu mu leen bu amee d'accord rek. ñun tamit suñu liggéey dina ci am incidence boo xam ne. pour rattraper ko dina métti. dëgg la loolu tax man li ma la wax mooy. ni mu woowee monsieur le ministre de l'éducation. kooku na recevoir finance ñun tamit ci loolu la ñuy dem pour xam exactement. ce qui s'est passé. oui. man moom doy parce que démb la ma woo comme ni ma ko waxee. Abdou Fati aussi alerté ma parce que ñoom dañuy gis seen bulletin de salaire yi. xam exactement. le traitement qui en a été fait. maintenant bu fekkee ni nga baal maa ngi jégalu bu baax ci li ma lay dog bu fekkee ni du problème technique ça voudra dire que nguur gee deful li mu wax. waaw loolu pour loolu dañu def ci protocole bi ne am na benn comité de suivi. comité de suivi bi normalement toute question boo xam ne en cours d'exécution du protocole dafa am problème d'interprétation parce que loolu mën na am convention internationale yoo gën a gis sax day am ay problème interprétation bu ko defee. ñu wooteel nu mu gën a gaawee toog ñu wax exactement. loolu lu mu ëmb parce que finance aussi ñoom am nañ entendement peut-être boo xam ne moom la ñu def ci disposition protocole bi mais man gëwuma sax ñu egg foofu gëwuma ko sax mais bu ñuy waxtaan ñoom finance indaale nañ seen expert xanaa duñu bàyyi ba ñu signé ñu naan woy entendement kay weesuwul bëccëgu keroog bi ñu xaatimee ndax amoon nañu expert de part et d'autre. waaw ma ne finance am nañ ay expert ñoom nee nañ am nañ ay expert ce qui est vrai. partenaires sociaux yi dañuy accompagner processus bi. parents d'élèves yi ñu ngi veiller. oui société civile waa COSYDEP ñoom ñëpp ñu ngi veiller sur la stabilité de l'école. ànd ci ak ñun. kon même parents d'élèves même la nation tout entière. donc moi je pense que dans l'intérêt de la nation. nañu dal. ñu def investigation yi nga xam ne moo indi difficulté d'application bi. très bien de façon responsable mais ci wàll yëpp nag. ñu waxtaanee ko rapidement ca kaw xool li xew et puis dépasser ko parce que comme signé amoon na moom. ni nga ko waxee waaw nit moom boo tegee sa kàddu da nga koy appliquer. on passe à autre chose li ñu defar voilà. bu ñu jógee ci grève bi. ñoom tamit wax dëgg ñu am responsabilité signé accord bi. ci conditions yu métti yoo xam ne fekkee nañ ko. donc man dama leen di ñaan aussi di leen di sant aussi ci cër bi ñu jox institution bi. parce que ñoom ñëpp alerté nañ ma bëgg démb daal laa commencé jot ay appel. mais c'est l'occasion quand même nag d'en finir avec sa wër-wër loola bu fekkee ni dafa am état bi loo xam ne ci mooma ñu ne ko ci yow et puis pour yeneen réeróo yi ñëw ci ëllëg parce que on est sur terre dina am yeneen réeróo yam ëllëg pour ñu gën ko yomb vider il faut que ñu wax ñi ñu war a wax dëgg. waaw loolu mi dëgg la moom. oui merci la présidente ñu ngi lay gërëm ñu dalal Sileye Gorbas Sy jërëjëf madame Innocence Ntap Ndiaye Sileye Gorbas Sy bu éducation pour tous voilà Sileye maa ngi lay ziar. maa ngi lay fayu El Hadj Assane. maa ngi lay fay di la sant aussi di la gërëm. jërëjëf invitation bi waay. jërëjëf on a l'impression que wax dëgg yàlla ki nga xam ne sax déggoon na jubóo gi gune yi delluwaat classe ñuy jàngale tout ça ñu baal ma wax ni mun na demee lii lan moo xew justement parce que mënuñu quand même toll à ce niveau di débat bu fekkee ne ay kilifa waxoon nañ tënk ba denc. waaw vraiment ñun dañu am ci tànge vraiment ci tournure situation bi parce que comme li nga ko waxee léegi bu ñu doon signé protocole d'accord bi
ministère des finances li nga wax sànq seen experts yi ñu ngi woon toog. ñu ngi woon toog ñu joxe ay montants ay somme nee nañu somme yi defar benn tableau boobu dañuy waxoon bu fin du mois de mai bi. jàngalekat yi dinañu gis montant yooyu ci seen salaire ci seen indemnité sax ñun ñu ngi toog en tant que membre du comité de suivi. parce que dañuy participer aussi ci négociation yëpp. ñun sax parfois dañuy jël kaddu man sama bopp man maa ngi jël naa kaddu benn yoon ma ne jàngalekat yi vraiment gouvernement bi def na ay effort. jox na leen montant yi yëpp war ngeen delluwaat ci classe ñu wax leen ñoom ñu nangu loolu dem ba ñu ne amul benn problème dinañ dem ci classe mais il faut que gouvernement bi respecte engagement am. montant yi ñu jox ñun partagé nañu montant yi ak suñu membre yëpp dans tout le Sénégal. fekkoon na boobu ñu génne li war a impôt lépp ba mu leer ci bopp yëpp. lépp dañu leer jàngalkat yi loolu lañ leen wax. ñu ngi est-ce que lii mooy dugg ci salaire bi. voilà ñu ñëpp ñu ngi toog experts yi ñun membre société civile gouvernement bi tout le monde. moo tax bu affaire bi amee bu ñu commencé am man sama bopp am na ay secrétaires généraux syndicats yi ñu ma woo ñu ne ma Gorbal. ak problème mbir am na. ma ne ñu ne ma en tout cas gouvernement bi imposé na man j'ai saisi les autorités des finances. du ma tudd sax seen tur am na ñu ma woo man leen yéen est-ce que da ngeen imposé ñu ne waaw en tout cas di ngeen xaar ba kii ñëw ñu seet ba comment dirais-je ba salaire yi ñëw. ngeen seet ndax imposé nañu wala imposé ñu en tout cas indemnité logement bi imposé wuñu loolu lañ ma toog. mais bu ñu demee ba démb xaw ma barke démb ba jàngalkat yi dugg seen bulletin de salaire ñoom ñëpp encore dañu woowaat ñu ne ma en tout cas problème am na ñun daal dañuy delluwaat ci liggéey bi. en tout cas man li may wax su fekkee loolu am na. ce qui veut dire que gouvernement bi su fekkee imposé nañu li ñuy wax ce qui veut dire que ñoom respecté wuñu li ñu waxoon ak jàngalekat yi. alors que président de la république ci boppam xaw ma ñaata conseil des ministres la waxaat rappelé gouvernement bi ñu leen respecté les ci yi ngeen signé ak syndicat jàngalekat yi loolu vraiment wax na ko en tant que autorité bu président de la république man damay ñaan gouvernement bi ñu respecté ko. vraiment lu ñu mën a def ba sinon problème école bi day amaat te ñu ci fin d'année examen yi dinañ perturber examen yi loolu dina vraiment baaxul ci xale yi. baax aussi ci njàngu Sénégal. loolu mais à ce rythme l'école publique là. ñu naan yàquwul nangam mais quand même en tout cas impression bi muy dégager dafay gën di yàq xar kanam gi souvent. waaw dañuy jox raison ñu ne way mais même bu ñu demee delluwaat jàng boo jàngee ñaari fan toog ñaari fan après ñu ne way def nañ examen yi séddale ay lijaasa alors que le niveau il demeure très bas. la qualité de l'éducation la qualité de l'éducation comme li may wax tout le temps ñun ñu am Sénégal benn mécanisme boo xam dañuy wax partie programme d'amélioration pour la qualité de l'éducation. bu fekkee vraiment duñu jàng quantum horaire bi duñu atteindre quantum horaire or yi ñu war a jàng duñu ko jàng. xale yi ñu ngi seen kër yi ñu ngi toog vraiment ñu war a def examen duñu def examen. ce qui veut dire que duñu am qualité bu ñu bëgg ci éducation Sénégal. parce que quantum horaire bi duñ ko mën atteindre parce que am na ay quantum horaire boo xam ne par an. quantum horaire boobu la ñu war a jàng. su fekkee jànguñu quantum horaire boobu nag duñu am qualité au niveau de l'éducation nationale du Sénégal. parce que Sénégal aussi les autres pays yeneen réew UNESCO mooy définir comment dire programme éducation au niveau mondial. alors soo demee yeneen réew yi ñu ngi jàng alors que Sénégal tout le temps ñu ngi en grève. alors que gouvernement bi moom moo war a définir politique éducative ak ñooñu ak les syndicats d'enseignants. vraiment dañu war a seet li ñu war a def ba régler problème bi sinon vraiment. beneen difficulté mooy cette confiance là ñëpp dañuy am yaakaar ci négociation yi mel nii ci ay relations yi mel nii confiance wóolute am. mais à ce rythme. kenn du wóolu sa morom. oui kenn du wóolu sa morom parce que dernière négociation bi toog nañu foofu ba 3 heures du matin. pour ñu doog a signer protocole. dem nañu ba les associations actives en éducation parents d'élèves yi ñëpp ñu def leen ci protocole bi mais léegi lii mooy comité de suivi des accords. dañu war a respecter accords yi. waaw gouvernement bi vraiment ñun on lance un appel solennel. nañu respecter lu ñu wax lu ñu signé ak syndicat jàngalekat yi. wala ñu àddu au moins wax lan moo xew. waaw voilà. au moins d'abord qu'on explique d'abord. qu'on explique. tous les membres du gouvernement ñi nga xam ne ñu ngi woon ci négociation yi. ñun nañu wax ak askan wi. ministère éducation nationale ministère des finances ministère du travail ministère de la fonction publique ñoom ñëpp ñu toog def conférence de presse wax ak nit ñi. expliquer. ouais jërëjëf en tout cas ñu ngi continuer di garder espoir. merci beaucoup di la gërëm bu baax si lay Gorbal Sy ñu ngi lay gërëm bu baax a baax vraiment. merci et di la féliciter ci médaille bi le président jox keroog. merci beaucoup vraiment loo mérito la. merci beaucoup merci El Hadj yàlla na doon njiglaay. amiin amiin merci beaucoup merci si lay Gorbal Sy mooy président kuréel gi taxaw ngir njàng mi lawe ba fa ñëpp éducation pour tous éducation dafay tàmbale ci ay valeurs ci waxante dëgg li mën a ne et cetera bu ko defee mu doon lu sax bu ñu bëggee même le développement structurel boo ko bëggee ci lu sax
da nga koy wéer ci fondement yu wér mais bu teyee mu daal di weex bu subaa ñuul ginnaaw suba mu mboq bu yàggee impression yi muy dégager toujours rek day jox dëgg ñi ne way ku yóbbu boo amee moyens yi nga jël sa doom yóbbu ñoom ñu nga bitim réew et cetera finalement lii du arranger confiance ak sérénité bi ñu bëgg ci école bu Sénégal di am yaakaar ci prochaines heures yi di ñëw xëy na ministère des finances wax li ne parce que aussi loo gis ay wàll ko seq y a d'autres sons de cloche on verra bien lu ko mooy it ñoom ñu delloo bu mu ci boy go journaliste ko ne di wàññi plan d'action yi rek ba xam ku ci gagné 9h11 sur la RFM. allo. allo. asalaamaaleykum. RFM. waaw. El Hadj Assane ñu ngi lay nuyu lu bari. ñu ngi lay ziar bu baax. man la El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. jërëjëf. El Hadj Assane ñu ngi lay jàll li ñu bokk muy Ndiaye moom nga xam ne ñu moom la ñuy jooyte noppeeguñu. jërëjëf Sigi Sawal jërëjëf. ñu ngi koy jàll RFM ak la ko commencé ci Birane Ndour ba ci Youssou Ndour. di ñëw nag ci wàllu njàng meeg njàngale moomu tey ak sa dalal boobu nga dalal. allo. maa ngi lay déglu. waaw ma ciy wax rek ne maa ngi soññi état bu baax a baax mu gën a taxaw nag ci wàllu njàng mi ak njàngale mi. ndax tey fii ñu toll nii except wax dëgg yàlla nga xam ne njàng mi demoon nañ ba tiit ci. yàlla dogal tey ñu am consensus waxtaan ba am fu ñu tënk. kon tamit maa ngi ñaan état. salaire yooyu nga xam ne tey ñu war ko def ay virement jàngalekat bu nekk. bu demee ubbi kontam fekk fa la nga xam ne tey moom mooy la nga xam ne moom lay yelloon. loolu yaakaar naa dina am solo lool. dëgg la waaye nag tamit fi état tollu except ci jamono crise yi tamit ñoom it nañ am tolérance ak dal goo xam ne wax dëgg yàlla bu fekkee ne dafa am tuuti ay techniques yoo xam ne moo waral seen virement melagul ni mu war a mel. ñoom it maa ngi leen di ñaan ñu ànd ak dal goo xam ne. dañ xaar ba seen virement yooyu am. merci asalaamaaleykum jërëjëf waaleykum salaam Wilane monsieur Souleymane Diallo secrétaire général bu SELS ñu ngi lay ziar Souleymane. waaw merci El Hadj Assane ancien secrétaire général du SELS. ah ouais ancien général secrétaire général voilà très bien. je suis président d'honneur. ah macha allah bisimilah Souleymane. voilà di la gërëm di la sant di gërëm waa RFM. jërëjëf. voilà di woote pour indi benn témoignage. gis nga li ñuy wax nii. waaw lu am la man démb si guddi. la jot sama bulletin de salaire par e-solde. mais bi ma vérifié dama wax te yàlla rek a tax. montant bi ñu annoncé woon. moom la ñuy fay. dañ ko imposer. dañ cee teg impôt. dañ ko teg impôt am na 20 000 francs dama wax te yàlla rek a tax. waay parce que moo tax ma woote ma am si ay éléments. am na 20 000 francs boo xam ne teggi nañ ko si montant bi. te syndicat yi bu ñuy négocier. oui dañoo négocier woon net d'impôt. ce qui veut dire que yow El Hadj Assane exemple. ku doon fayee ko par exemple 300 000 francs net. oui en fin avril. ñu ne par exemple yow dañ lay yokkal par exemple en fin mai par exemple 100 000 francs. net d'impôt. normalement à la fin du mois de mai. da ngay am sa 300 000. oui nga teg si 100 000 francs. waaw nga war a jot 400 000 francs. exemple laa jox. mais ce qui au lieu de 400 000 francs. da nga jógee par exemple jot par exemple 380 000 francs. ok ce qui veut dire que li ñu waxoon amul. oui oui te syndicat yi cette fois-ci boo gisee ni ñu négocier net d'impôt. ndaxte état bi daf leen ni yàgg di xaw a nax daal nga baal ma ak. dañ daan négocier brut. li ñu négocier montant yi état bi dugal ci impôt à l'arrivée. jàngalekat yi duñ ci am dara. oui moo tax cette fois-ci ñu changer stratégie ñu négocier sur le net. moo tax aussi bu ko defee mu leer naññ nga am benn ambiguïté. exactement moo tax nag gouvernement bi daal dañ koy ñaax. vraiment daal li mu waxante ak syndicat yi. mu respecté ko mu xoolaat quoi voilà ndaxte jàngalekat itam yaakaar naa jàmm rek la ñu bëgg. dëgg la te jàmm moo ñu jig ñun ñëpp. ñu am yaakaar ni dina ni demee incha allah. jërëjëf merci beaucoup Souleymane Diallo jërëjëf ni mu ko waxee président d'honneur bu SELS nekkoon na ci it secrétaire général bi ñu koy gërëm
88 628 14 14 RFM. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Assane Gueye. waaw. waaw di leen nuyu groupe Futurs Médias Mamadou Medor di leen. ñu ngi lay ziar jaale seen wax dëgg yàlla naataangoom boobu. jërëjëf jërëjëf. monsieur Ndiaye nekkoon comédien nekkoon ku xamante ni ku mënoon li muy def la. man xamoon naa ko ni mos naa dajeeg moom yof ndal. dëgg la. mu ànd ak soxnaam. dëgg la dëgg la ñaan yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. amiin amiin yaa rabbi. waaw ñu bokk ñëpp. amiin kër gi la bokk matuloon na li mu doon def. waaye merci beaucoup jërëjëf xam nga njàng mi wax dëgg yàlla liñ ci wax yëpp syndicaliste yi yeeg enseignants yi yëpp yiñ ci wax yëpp état bi dégg na ko jot na ko waxtaan na ak ñoom déggoo am na seen biir waaye nag nañu respecté tamit njàng mi ndax buñ demee ba ñoom ne duñ nangoo jàngale xale yi wàcc ci mbedd dañoo bëgg a jàng dañoo bëgg a jàng loolu tamit dafay dem nekk lu doy waar xam nga li doon problème mooy ñu ñàkk leen fay seen salaire yi mais comme que ñu ngi leen fay seen salaire fokk nañu respecté njàng mi respecté wax dëgg yàlla ñi ñuy jàngal ñi ñuy jàngal te bu élèves yi tamit ñoom tamit ñu respecté enseignants yi syndicalistes yi tamit ñoom ñooy dugg seen biir ñoom tamit nañ ci génn ci mbirum politique respecté état bi bañ ci dugg parce que kenn ku ne am na foofu far mais par jërëjëf ci élection bu ñëw rek ñuy yëngal yooyu amul njëriñ daal jërëjëf jërëjëf Medor jërëjëf Sexy sa xelo ni sexy sa jëfo ni sexy sa xolo ni setoy set lu na la ni bés dina ñëw musicien wër àdduna musique soxlawul frontière ni bés sooy seetlu naa ko allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Assane Gueye. kooku. Souhaïbou Gueye la Touba. suñu Souhaïbou bu ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar la ñaanal jàmm. amiin yàlla ñu ko yàlla boole. di leen jaale seen naataangoo bi di ñaan suñu borom xaaral ko àjjana. amiin amiin yaa rabbi. barke Cheikhul Khadim. jërëjëf. di wax ne mbirum njàng mi rek. gouvernement bi da nga xam ne diggé woon na ko ak jàngalekat yi ban xaatim ko lañ diggé woon nañ ko def rek. bu dee dafa am erreur ñu rek erreur bi. nga xam ñun ñëpp ñoo doon wax naan nañ waxtaan nañ bu juboo lañ juboo nañ ko def loolu moo gën a rafet. dëgg état na def li mu diggé woon rek bu ko defee ma am lu ma waxaale loo xam ne nag ci dund bi la ma jégalu ko. diw gi fi ne nii seer na lool. dëgg la rawatina diw gi nga xam ne diw gerte la nga xam ne moo jóge ci réew mi. lay jóge bitim réew sax aw lay mën na ci am ndax bitim réew jóge waaye lii ñëw rek ci réew mi moom wax dëgg yàlla. nga xam amul benn taxe. dafa yokk. dafa yokk lool daanaka fu diw salaat gi egg rek. commerçant yi nga xam ne ñooy jaay kii ak ñu koy liggéey. fu diw salaat bi yokkee ñoom ñu yokk. ok te ñoom li ñuy def ci réew mi la jóge wax dëgg yàlla war nañu mën a am yërmande jàpp ne bu dee mën naa ne. dëgg la nañ ko bàyyi xel yokk na lool wax dëgg yàlla. jërëjëf. jërëjëf sëñ Souhaïbou. américain yi am gis-gis yu bees waa Russie ci seen neneen na xeex bi dafa metti ni bis yàlla na ñëw africain yi ñëpp àndandoo gànnaay yi dafa bare te xeex bi dafa metti. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku. maam Seyni Diop. maam Seyni ñu ngi lay ziar bu baax. Diop ñu ngi leen di ziare bu baax di ziare équipe RFM matin bi yëpp ak groupe Futurs Médias yëpp. jërëjëf. di leen jaare li bokk. jërëjëf si gisawal jërëjëf. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy tiisoo ak yéen baax a baax a baax a baax. alhamdulilah. ndax groupe Futurs Médias kat mbubb lañ ci tubee lañ ci mooy dañ ko bëgg te yàlla tax. di ubbee ba léegi.
jërëjëf kii daal ci seen kaw ne ànd ak ñoom di ko bokk ak ñoom di leen ko jaale bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf di ko jaale waa Allô Président bu baax di ko jaale groupe bi yëpp nag. merci beaucoup vraiment. loolu rek la ñu am di ko di antenne di leen ñaanal di ko ñaanal yàlla daal. amiin yàlla di léegi ñu dëkk ko léegi daal suñu xel suñu xol yëpp ndeysaan dañuy nekk. dëgg la ku lay bégal bis bu demee rek. day am lu muy def. moo tax loolu lépp da tax ñu gën a bàyyi waar xel nag ndeysaan suñu bopp te xam ne ñun ñëpp dañuy dem. dëgg la jërëjëf Mame Seyni. jërëjëf merci yàlla fay la yiw 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. waaw Assane ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. di leen masawu. di jaale waa Futur Média waa groupe. jërëjëf Futur Média. merci beaucoup. vraiment suñu xarit suñu am di jàmm. Njaay yal na ko yàlla xare àjjana. amiin yaa rabbi. mais gis nga Assane. yow wala kii wu. man la Oumar Seck le secrétaire général de la force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. voilà la FNR. très bien bisimilah. dëgg moo tumuranke ci réew mi. parce que dëgg. su demee ba kilifa gi ko war a sàmm. doxul ci dëgg. dëgg day daal di tumuranke ci moomu penc. te loolu moo am kilifa gi nag yemul rek ci état bi. parce que secrétaire généraux yi fi wax ci diggante bërki demb ak tey. xulul ak walaw kaana muran la yàlla wax. soo demee ba sañuloo wax dëgg nga noppi. mais à partir du 13 la ñu chargé bulletin yi. ci solde bi Souleymane Diallo moomu wax. wax na dëgg à partir du 13 ñoom ñoo ñëpp ay syndicat la ñu yore. ku ci am rappel booy lijjantil sa militant wala dossier booy lijjantil sa militant balaa salarié fayee nga wax ko situation bi ñi may dégg di ay jàngalekat ci Sénégal xam nañ li may wax. donc bu ñu nee ñoom xamuñu wala yëguñu waxuñu li am xulul ak walaw kaana mu ran man j'ai été le premier à dénoncer sur Facebook ñoom ñëpp suivre nañ ko ku ci nekk dafa maa woo naan ma li nga wax foo ko jëlee ma ne ko ni ma ko xamee ngeen ko xamee. Le problème est qu'ils ont signé parce qu'ils ont été obligés de signer tout en sachant que l'État ne va pas respecter sa signature. Ils le savent tous. Man maa ko wax Oumar Seck. Voilà. Il est clair qu'ils n'ont pas respecté. Et ils savaient que l'État bi du respecter ni du imposer affaire yi. Léegi nag affaire bi am na. Le problème qui se pose mooy que le président santu leen lii. Macky Sall santu leen lii. mais li tax ñu bàyyi ba war a doxal li ñu war a doxal mu doon des accords historiques pourquoi historique c'est très important. parce que accords yu ñu fi mus a signé yow kii Assane. état bi dañuy nax parce que après day wëlbatiku daal di imposer affaire yi ne impôt yi la ba ci indemnité de logement yi ñu mujjee am ñu imposer ko. muy ay miet. jàngalekat yi yàgg a naqarlu loolu. cette fois-ci mu doonoon un défi à relever. par rapport à la fidélité des accords. par rapport à la justesse des accords. par rapport à la loyauté yi acteurs yi war a am pour ñu xam ne lii la nit ñi retenir. ñu retenir ko ba tudd ci kemb. kemb mooy li nga xam ni xolli nañ ko defar nañ ko ba tànn nañ ko lii la mu joxe ay maximum ak ay minima. l'État n'a pas respecté cela. parce que le président a été induit en erreur. li ci xew mooy Ndiaye. merci Omar daaneel s'il te plaît daaneel ci loolu. dañoo bàyyi ba yëf yi tàmbali war a jib ñu jële fa le directeur de la solde. jàngalekat yépp tiit parce que kooku bu président amoon fukki directeur yu mel noonu Sénégal jëm kanam ndax